voilà donc asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bi ñu nuyoo ñëpp ba pare ñu jéem a tënk li nga xamante ni mooy texte liminaire bi def ko ci wolof pour par rapport ak sanction bi nga xamante ni ligue professionnelle ci commission de discipline am daf ko teg AS Pikine ñuy wax ni suspension bi mi ngi toll si ñaari match yoo xamante ni dañ ko sanctionné AS Pikine maanaam du ko fubal si terrain bi mais benn bi sursis la sursis du ma leen ko rappelé ñëpp xam nañ ko maanaam ay matukaay yu loi bi teg la yoo xamante ni boo ko defaatee ñu mën a teg yeneen sanction mooy bis njëkk beneen bi aussi ñu suspendre suñu coach fukki fan yoo xamante ni du mën a toog si banc bi mu war a fay encore fukki junni suspendre aussi sunu secrétaire bi nga xamante ni moo toogoon ci banc bi ñun ak jaraaf muy Armand Ndiong 7 jours juróom-ñaari fan ba pare encore ñu wax ni équipe bi war na fay 400 000 francs yoo xamante ni da koy fay balaa si ay bis yu néew. donc yooyu mooy sanction yi nga xamante ni teg nañ ñu ko bi ñu ko tegee aussi ñun jàpp nañ ni sanction yi nit ñi dañ ko tànn waaye teguñu ko fenn maanaam dafa nekk ay sanction yoo xamante ni nit ñi jël nañ ko teg ko suñu ndodd waaye dañ xëy na bi ñu koy def danoo utiliser lu leen neex def ko. ñun nag yan argument lañu mën a utiliser pour wax leen ni li ñu ko def teguñu ko fenn déjà bi ñuy commencé situation wu jour yi lay commencé suspendre nañu ñaari jour muy Mame Thierno Dioum bi nga xam ne dañoo juum sax si turam bind Mame Thierno Diouf ak Boubacar Traoré arbitre bi wax ni daf leen a jox carton rouge ku ne xam na ni kuy joxe carton rouge da ngay jël carte bi yëkkati ko ba mu feeñ même boo ko yëkkatul ba mu feeñ bu dee match bi dafa jeex ak joueur bi saaga la wala mu def la loo naqari boo joxee carton rouge di nga woo capitaine bi wala nga woo délégué bi wax ko waxal ñee jox nañ ko carton rouge lu tax ndax moom bu paree mu mën a bind relation écrite bi koy permettre loolu yëpp bu amul bu fekkente ni dañ ko rapport bu ñu paree commission bi nga xamante ne ñoo war a àtte dañ leen a war a convoqué ñaari jours yooyu ñu ñëw wax leen ni leen ñu ngi leen di reprocher lii ak lii d'autant plus que ñoom convoqué nañu suñu entraîneur convoqué nañu secrétaire mais ñaar ñoon kenn convoqué wu leen donc ñun mënuñoo xam ni jox na leen carton d'autant plus que jours yooyu football nañ coupe de la ligue football nañu match championnat yi stop boobu ba léegi donc ce qui veut dire que ni amuñu benn intention pour football loo jour boo xam ne dañ ko sanctionné ce qui veut dire que ni ñoom yëgaluñu ko bu ñu xamoon loolu kon duñ leen football loolu mooy wane incohérence su décision bi nga xamante ni jël nañ ko beneen bi nga xamante ni bëggoon nañ ko wax aussi mooy fii directeur jëloon sànq mooy match bi ñi ngi ko footballee stade de l'amitié jaraaf moo doon recevoir match bi seeni texte ñoom dafa wax ni équipe buy recevoir coow lu fa mënti am yow yaa koy gàddu ñun daf ñoo dal am nañu cas bu ju dal ñu nag Wakaam daje nañ ci benn année boo xamante ni Wakaam daf ñoo déplacé yóbbu ñu ba Ngor bi mu ñu yóbboo ba Ngor ligue bi wax leen ni leen yéen a ngi yóbbu AS Pikine Ngor waaye lu ci mënti nekk yéenay jël conséquences yi ñoom ñu accepté yóbbu ñu foofu match bi am coow kenn footballaatu ko AS Pikine nañ jox victoire bi parce que dafa amoon coow kon jaraaf bi nga xamante ni moo recevoir yóbbu match am stade amitié boo xamante ni fukki policier ak ñaar ñoo fa nekk ñeent si biti ñeent si kaw tribune bi ñeent si autour du stade ñoo fa nekkoon xam na ni stade bu toll la Pikine di football fukki nit ak ñaar mënu kaa gérer li gën a doyati waar si loolu mooy bu ñuy football amul benn secours bi fa nekk maanaam blessé yi ñu am yoon amul kenn ku ñëw secours leen doonoo mujjee jël benn oto rek jël leen rawalee leen noonu pour yóbbu leen faji leen match bu toll lañu jël ko te li ñu gën a jaaxal si loolu dossier bi yëpp bind nañ ko amul fenn fu ñu tuddee jaraaf bi nga xamante ni moo indi blessure jaraaf bi nga xamante ni moom nañu téye nitam pour rappel am na benn membre jaraaf boo xamante ni ki jam suñu coach jam suñu intendant Ablaye Niass dañ ko yóbbu police téye ko fa ñetti fan yoo xamante ni ñun dirigeants yi ni waa jaraaf juguñu duñu woo je parle devant les médias dañu woo pour ñu baal ko yaa ku tooñul di nga baalu ñoom ñoo ñu topp di ñu woo pour baal ko man mi maa demoon police ak ànd ak Famara donc moom mooy beneen kii bi beneen bi nga xamante ni bëgg naa ko wax mooy par rapport aux arbitres aussi parce que jour ba nga xamante ni da ngaa fauté dañ lay jël ñu sanctionné ñëpp gis ko bu gaaw mais pourquoi arbitre bu ñu sanctionné sanction boobu kenn du ko sentir donte ñoom dañ koy régler seen biir match bu toll ni Pikine Jaraaf nga indi arbitre boo xamante ni du officier si ay match Ligue Pro mais nga indi arbitre boo xamante ni kii lay def foot de salle lay def nga jox ko match bu toll noonu c'est inadmissible yoo xamante ni dañ ko fay teg beneen bi aussi mooy benn constat boo xamante ni observateur yëpp def nañ ko mooy AS Pikine ku ne xam ne def na ay jéego si mbirum yar ay supporters am
y a eu beaucoup de conclaves yoo xam te ñu def na ak suñuy supporters toog waxtaan ak ñoom wax leen comportement gis ngeen bu ñuy organiser matin les supporters yi ñëw ñuy waxtaan ak ñoom di leen wax ni ngeen war a teg seen tànk fi ngeen war a jaar li ngeen war a def di ko commencer à partir du matin ba ngoon ñu koy def ba ñoom la ligue ñu convoqué ñu man maa ngi woon si réunion ba ñu félicité ñu wax ni vraiment Pikine am na changement kenn gisatul ngeen def violence équipe yu fi ñëw lu leen neex nañ def si terrain bi ñu nopp di leen seetaan kenn du leen song kenn du leen def dara donc décision bi nga xamante ni ñoom jël nañ ko duñ ko mës a accepter duñ ko mën a nangu ñuy wax ni ñoom ñi nga xamante ni ñoo leen jugé aussi ñi ngi jël ay ce qu'on appelle des articles de presse maanaam li journalistes yi bind jël di ci xool pour juger alors que yow yaa ngi filmer match bi télé wane na ko lu télé wane kay war ngaa mën a dem jëli image yu télé yi nga exploité ko mais nga ni yow da ngaa gis journaux yi bind coupure de journaux yi te gëwuma loolu sax parce que coupure de journaux yëpp li ñu gën a appesantir moom mooy blessure yi coupure de journaux yëpp blessure yi nañu wax te ñoom waxuñu si blessure yi nga xamante ni moo ñu daal beneen bi aussi moom mooy par rapport ak stade time Pikine nag nekkul fi kenn koo xamante ni dañuy toog di dajaleel ay nit ligue bi fu ñu soxlaa AS Pikine dañuy woote pour mobiliser leen pour rappel sunu premier match bi ñu recevoir fii Jaraaf 8000 personnes toog nañ seetaan ko si plateforme bi ba waa stade time réunion ligue ñu félicité Pikine daal ni bu ñu sañoon match yëpp lañuy wane sunu match yëpp daanaka nañu wane sunu match yëpp ñu koy wane léegi ñun mënuñoo def ñoom bu ñu soxlaa nit ñëw Pikine te amul benn worma boo xamante ne jox nañ ko Pikine loolu ñun mënatuñ ko accepter ci biir loolu aussi ñun ñu réunir daal ni désormais stade time dootuñu ko bàyyi mu dugg suñu stade ñëw duñu filmer jusqu'à nouvel ordre parce que nag aussi nit mënu la yaakaar bëgg la yàpp mënoo yow foo soxlaa public Pikine ngay ñëw Pikine lu tegu si kawam da ngay gis sax ñoom bu ñuy waxee yow sax genre terme yooyu nañuy waxee ak yow bu leen fi indi violence Pikine amul benn violence Pikine lépp lu baax am na Pikine il faut que nit ñi xam ko lépp lu baax am na Pikine ñu wax ni si loolu arrêté nañu diffusion stade time match AS Pikine te dinañ leen yónnee courrier bu ko feddali secrétaire bi dina ko bind yónnee leen ko wax leen carrément suñuy match bu ñu fi ñëw di filmer di ko jusqu'à nouvel ordre beneen bi aussi décision bi ñu jëloon mooy recours def nañu recours bind nañ ko def nañ jaar nañ ci yoon bu ñu kenn wax ne daan ni lii manqué na si parce que recours bi ay kilifa ñoo toog mûrir ko ñoo toog dugal ko donc amuñu benn bànqaas boo xam mën na fa lax ñuy def appel si fédération bi nga xamante ne moo war a xool recours bi ñu koy wax ni ko décision bi ñuy jël décision la boo xamante ne teguñu ko fenn dañuy am ay idées yoo xamante ne arrière yoo xamante ne koy am si AS Pikine wax ne ay violence dañuy def ak yooyu te loolu ñun duñ ko mën a duñ ko mas a nangu donc loolu laa doon jéem a tënkee li nga xamante ni kii bi wax na ko fi di jox Famara Soli fekkente ni am na lu mu si mën a gën a détaillé mu def ko quoi donc merci